maa ngi ziar ñu waxtaan ci actualité du jour sortie bu Mary Teuw Niane RFM ci li jëm ci màggalu Touba yi ak gàmmu yi. Mary Teuw Niane dama koy tontu directement moom peut-être du taalibe du murit moo tax xamut contexte bi xamut les réalités xamut mbir mi ni muy doxee dañ koy yee rek ne ko fii ci yoonu murit opinion amu fi amut négociation amu fi yoonu murit li fi am mooy ndigal ki war a joxe ndigal su ko joxee day màggal ki war a joxe ndigal su nee màggaluñu du ñu màggal ki war a joxe ndigal lu mu santaane mooy am du opinion du négociation du upfront yoonu murit du upfront loo xam ne li ñuy négocier la wala li ñuy dox la ki yor yoon wi mat na li mu doon xam na li ko war xam na lu ko taxawaayam xam ne taxawaayam ci mbindeef yi kon kooku defe naa ne du dem ci ay RFM wala dem ci ay rajo di wax sa opinion mooy tax ñu revoir wala ñu xoolaat wala moom mu xoolaat lu mu war a décider kooku moom wax dëgg fa yàlla Mary Teuw Niane wala ak bépp membre gouvernement bu Sénégal xam naa ne fi mu toll nii li jëm ci màggal gi moom ngeen teg seeni bët waaw li jëm ci màggal gi ngeen teg seeni bët li jëm ci màggal gi mooy seen problème parce que waxu leen woon ci ba tabaski bi jàllee rek ngeen tàmbalee ci màggal ak gàmmu màggal gi nag da ngeen ko teg ci suuf Touba tamit da ngeen ko teg ci suuf li leen di wax rek ku ci bëgg buzz wala mu bëgg a politique wala mu bëgg a siiw jël dara teg ko ci waa Touba mais màggalu sëñ Touba bi day ndigalu sëñ Touba boo xam ne ki ci sañ a dindi ak sañ see def mooy xalifaam bi du lu état Sénégal du négocier ak moom mu ba ko war a mu ñàkk koo ba bu état Sénégal amee failure wala am loo xam ne war na koo dox ci seen feebar bii nga xam ne da ngeen ko yox te mu am andi ay problème ci problème de communication problème de nangam te yëpp ngeen nekk seen incompétence ñu bëree bëri ci gouvernement Macky Sall bi teg ko kon bu ngeen ko tourner ci Touba ndax lu jugoon depuis au début contamination Touba l'axe du mal Touba nangam te tey fu ñu mujjee gis ngeen ni suñu borom def waxatu leen ci loolu l'épicentre bu ngeen koy wax Ndakaaru la lu tax ngeen ciblé Touba lu tax ngeen ciblé lu jëm ci Touba rek vous êtes partant journaliste yi la même chose lii xew ci Touba tey waroon ci wax tey muy actualité assainissement bi nga xam ne murid yi jëlal sëñ bi jox na ko Touba sa kanam muy actualité du jour muy loo xam ne dans l'historique du monde fu mu mësta am benn mbooloo mu toog dajaloo 72 heures ñu dajale 1 milliard loolu moo doon nekk titre yi moo doon a nekk l'actualité du jour moo doon a nekk le modèle moo doon a nekk lu ñëpp tey di waxtaanee moo doon a nekk lu journal yëpp di bind ba mu wër àdduna bi te fu ñu ko def ci assainissement loo xam ne état la waral gouvernement la waroon ba gouvernement def ko ba ay nit toog di ko dajale pour defal ko seen bopp kon loolu moo doon nekk l'actualité du jour moo doon a nekk actualité de Touba moo doon a nekk lu ñu war a wax ci Touba moo doon nekk le référence bi ngeen waroon a wax waaye bëgg jël màggalu Touba bëgg jël Covid 19 nit ñi bu ñu dajaloo tàmbalee ak créer ay problèmes virtuels la yoo xam ne wóoru leen xamu leen ci ni mu war a demee bëgguñu préjugé kooku mënul nekk te duñ ko noppee. lu ngeen am lu ngeen di conseil lañ ko seen gouvernement bi nga xam ne lépp lu mu def failure la fii ci Touba ba toog nit ñi dajaloo gasal ñu suñu dëkk bi ay kàmb ndox mi taaf yi nit ñaa mënatuñ dem mënatuñ dëkk ba toog murid yi di ko contribuer di ko dajaleel seen bopp pour defal ko seen bopp loolu ngeen tey moo doon nekk l'ordre du jour moo doon nekk l'ordre du jour journaliste yi ko invité moo doon nekk li ñu waroon a wax Aliou Ngoye Ndiaye tamit bu mu génnee fi ñu ko bëggoon a pousse mu wax xam nga ne dafa wax parce que dafa gën a jàpp ko waaw ba mu génnee ci conférence de presse am andi ngeen le cas de Touba pour màggal gi rassemblement yi te bu ñuy wàcc tabaski rassemblement yi yéen ñii di poser question kenn waxu ci bi ñuy dem tabaski waxu leen di évaluer les risques de rassemblement ak déplacement région to région ngeen bàyyi ba mu jàll ngeen ëlbati ko taxaw ñu ne lu fi sës ban événement ñu ne màggalu Touba mais sëñ bi da ngeen di toog ngeen dal te régler fii ndigal la fii dox opinion doxu fi mooy Touba opinion doxu fi waaw bëgg-bëgg doxu fi xalaatu keneen doxu fi négociation doxu fi benn ndigal la fi am muy la khalife général des mourides bu nee ñu màggal bu nee ñu dee bu dee ñu gas suñu bopp ñu dee bu nee ñu suul suñu bopp te looloo gën a dee kon du dëgg bu nee ñu dee ñu ñëpp ñu dee la khalife général des mourides parce que ñun ndigal la ñu doxee waaw kon defe naa ne
di si joxe opinion ñii di wax seen xalaat ak ñii di gas ak ñii digal sëñ beeg nangam jaru ko nañ téye seen làmmiñ si Touba. li état mënoon def le minimum te defu ko mooy ab assainissement si dëkk boo xam ne ndox maa ngi taa ba population boobu jug di ko defal def naa lu woon nag ordre du jour. li ñu waroon a wax tey ordre du jour mooy 72 milliards yi 1 milliard yi nga xam ne waa Touba dajale nañ ko te boole wuñ si coow def ko ngir assainissement loo xam ne liggéeyu état la woon te nguur gi la waroon te defuñu ko loolu moo doon nekk actualité du jour. murid yi nag laay wax li dem si ñun nañu am fulla te taxaw jublu si wàllu cotisation si Touba sa kanam. daayira yi nañu jël li ñu am def ko si Touba sa kanam murid yi nañu booloo def si Touba sa kanam ndax mooy benn plateforme bu unir toute la communauté murid pour li ñu bëgg a def ñu def ko loolu moo si am solo. opinion bi nag ku si nekk sa opinion amul solo ku si nekk sa gis-gis amul solo ku si nekk sa taxawaay amul solo li si jaroon na wax porte parole bi wax na ko sëñ Bass Abdou Khadre li si amaat solo ñi jiite Touba sa kanam wax nañ ko nañu xool nun leen jàppale si moyens yëpp ñun taalibe yi te xam ne ñun ñoo ko moom suñu plateforme bu unir lépp lu yoonu murid la pour régler le problème du mouridisme. kon cotisation yi na nekk lu constant na nekk loo xam ne dañuy participer si suñu cash participer suñu intellectuel muy suñu xam-xam participer si suñu alal suñu matériel muy suñu équipement pour soutenir Touba sa kanam si objectif yi am ak liggéey yi nga xam ne am na ko loolu mooy ce qui est essentiel et que loolu defe naa moo ñu war si suñu taxawaay loolu laa bëggoon andi ay apport laa bëggoon apporter si sortie Mary Teuw Niane ak journaliste yi nga xam ne ñoom ñooy jël actualité de Touba mettre ko sur la table. actualité de Touba xam nga lu fi xew murid yi dajale nañu 1 milliard en moins de 72 heures fu ñu ko war a def si assainissement bu Touba leneen a ngi ñëw màggalu suñ Touba bi nañ ko ba nañ bàyyi suñu opinion nañ bàyyi l'opinion bi nga xam ne li nga xam ne sëriñ bi moo ko moom muy xalifa général des mourides te yoonu kenn nekk ci la muy décider moo koy décider moom saa mu base si opinion kenn ngeen téye si seen làmmeñ téye seen parce que lépp lu négatif rek ngeen di xool si Touba lépp luy actualité négative ngeen di wër si Touba mais chaque fois échec ngeen di am lu positif rek la fi sëñ Touba di def kon jërë ngeen jëf loolu laa bëggoon a andi si sortie Mary Teuw Niane bi ak ay ministre am nag maanaam dalee si ministre yëpp moo yemut si moom lii dañ leen ko wax nii rek mais bépp ministre bu si génn wax loo xam ne sa yoon nekku si wala nga am loo wax si sa yoon nekkut danañ ko lijjantee ak yow nañ génne seen bopp si Touba bi ñuy mettre sous actualité pour benn situation bu am bu ko si créer événement religieux yi ñuy wax ak groupement religieux yooyu buy am hôpital principal ak levée du corps yooyu hôpital principal la am ñoo koy def mooy république boo koy def waa Touba def ñu ko fii ku fi ñëw ñu war lañ war a def si yow danañ ko def toppatoo ko ne ndigal yi ñu ngi koy jëfee takk masque soree tëj yaatal raxasu loolu ba ko sëñ Mountakha Bachir déglee boobu état Sénégal sax excès gu si fii bañ joxee ndigal ba tey fa mu nekk la fa nekk ku ko gis-gis mu takk maskam ku ko gis-gis ko mboolam ñu ko war takk maskam ku ko gis mu la mu digale woon si jumaa ji ma ngi koy continuer kon bu doon moom donc feebar bi moom jeex na waaw kon nañu sant te góorgóorlu te di wax ak taalibe yi nañu am fulla ak fayda opinion benn ministre ak gouvernement ak ay kii ak ay syndicat loolu seen yan nekku si Touba nañu téye seen làmmiñ si Touba nañu téye seen làmmiñ si li jëm si fonctionnement Touba nañu téye seen làmmiñ si li jëm si li xalifa bi war a def ak lu mu war a def c'est pas le problème loolu laa bu amal lu ma bëggoon wax te apporter ko si sortie boobu ak Touba si kanam